waa Action Kaolack Action Kaolack mi nga xam ne suñu partenaire lañ Action Kaolack mi nga xam ne pour la première fois ñu fi ñëw commencé nga si Baba Seck c'est la quatrième fois ñu fi ñëw dépp ba ñu ñëwee pouponnière ba xam ko muy Baba Seck muy ñoom day am muy président bi ñoom ñëpp bàyyi te bépp ba ñu ko demee chaque bu ñuy ñëw rek dañuy indi lu am doole loo xam ne xale yi nañ si mën a dund ay weer kon nag waa Action Kaolack ñu ñëw nag si V2S muy président bi di Yakham Thiam moom tamit macha allah yàgg nañ dégg ay jolooreem yàgg nañ di ñaan suñu xel ak suñu xol mu ñëw fii waaye tey Action Kaolack xëccal ñu ko ba mu ñëw si bu ko macha allah ñuy sant lépp loo xam ne indi nga ko fii rek yaakaar yow ak ñi la jàppale parce que am nga ay partenaires yu la jàppale partenaires yi la jàppale muy mouvement Kaolack bu professeur Daouda Ndiaye li nga xam ne moom tamit partenaire yi monsieur Ndiaye jàppale nañ ak les amis de Arouna Dia yi nga xam ne jàppale nañ Yakham Thiam ñu ngi leen di gërëm di ñëw rek di wax ne Yakham yow jigéen nga xam nga liy jigéen xam nga liy jur xam nga liy mat xam nga liy ëmb juróom-ñeenti weer xëy bés yaakaar sa doom yàlla jël sa bakkan xam nga liy wasin sa yàlla jël sa xel xam nga tamit jigéen bu jël sànni kon yooyu yëpp nekk fii kon social bu ñu koy def nga ñëw yow miy jigéen jiite ko macha allah kon nag yow sa kaw sa kanam rek yàlla moo lay fay. man daal dama kontaan loolu di sant nag partenaires yi la jàppale yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen pouponnière la mu bëri nag doon rek lay dundee ndimbal rek lay dundee parce que tey ba mu sosoo ba tubaab yi wàññee seen loxo yi ba léegi bu dul woon dimbali doomu aadama yi ñeneen ñi fi jaar ñëpp maa ngi fi profité occasion di leen gërëm ndaxte wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne jaar nañ fi ni fa seen dimbal tey jii ñu gis leen Action Kaolack continuer te xam na ne yaa xam day continuer ak xam nañ ne waa professeur Doudou Ndiaye ñi mu ànd tamit dañuy continuer xam na ne tey du seen liggéey di ngeen continuer di fi ñëw xam nañ loolu te jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fay sant nañ leen gërëm nañ leen di gërëm nag sama bénéficiaires yi nga xam ne ñoo waral mbaboot tey bu xale yi ñu màggee tey bu ngeen tuddee ba gis xale yi nekkee ci bonne condition xale yi set xale yi lépp xale yi nekk ci bonne condition grâce à ñoom ñooy jàppale ñooy boot ñooy nàmpal ñooy saxal ñooy def lépp bàyyi seen njaboot nag ñëw jàppale njaboot yi nga xam ne ay bàyyi leen ay jëriñ lañ kon nag jërë ngeen jëf yéen tamit yàlla na yàlla fay. di gërëm sama dëkkandoo yi nga xam ne nag boo nga leen def ci suba ba léegi ñoo ngi fi sama xarit yeeg sama dëkkandoo yeeg ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla daal lépp loo xam ne jéego boo xam ne def ngeen ko ci pouponnière bi rek yàlla moo leen di fayal bopp yàlla na leen yàlla fay jërë ngeen jëf wax dëgg yàlla dama kontaan tey dama kontaan kontaan naa Yakham Thiam kontaan naa Kumba ba mu fi ñëwee sa yaram daw na nee nga ba mu lii ma gis nii macha allah xamoo ne pouponnière di leen wax ne pouponnière bi nag façon xale bu nga fi xale boo xam ne yaayam dafa gaañ papaam gaañ am na fi xale boo xam ne dafa am crise dépressive mi ngi fi xale boo xam ne dafa am retard de croissance mi ngi fi xale boo xam ne dafa am problème de cœur ba war a subir opération mi ngi fi kon ne xale yi feebar bu ne dañ koy yor fii mais grâce à yéen ak yéen a tax xale yooyu di nekk de bonne condition bay
kon nag jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm na leen di sant ñoom si ñu ngi nii di sant Thiam di sant sama borom kër nag moom nga jàppale moom nga doole damay toog di sax bés mën nañ ma seedeel mu ne ma dugal dem wala su ma waree dem mu taal moto ñëw ne ma bu jël oto bu jël moto kaay ndax moto yi wóoru ñu jakataay wóoru ñu moo may yóbbu wala jàppale ma ñoom ñëpp lu ma jóg rek ñu ngi si jàppale jox falaa ma jox ko maa ngi lay gërëm di la sant. waaw kay jërë ngeen jëf di wax rek nag ñoo ñaan yàlla rek bu ngeen seen xale yi ma sañoon kenn ku ne téye xale yi bu ma sañoon affection bi nga xam ne xale yi may gënoon ko ci seen yaay ngeen jox leen ko waaye Covid bi moo waral loolu ma bëgg ne képp kuy dugg rek mu takk masque ñu bañ a téye xale yi ñu xool leen jël seen i photo di ñaan yàlla beneen yoon bu ngeen fi desee fekk feebar bi jeex ngeen mën a jël xale yi fa moom di gërëm nag maa ngi fàtte di fàttali ñu Diouf mi di nga xam ne moom ñoom tamit mouvement des élèves étudiants yi sont de Kaolack macha allah ñoom tamit dabre mu ñu def te ba mu ñëwee ba tey ñu ngi toog jàpp si di gërëm daal képp koo xam ne def na fi dooleel rek maa ngi koy sant di leen jërë ngeen def sant nañ leen gërëm leen leen di ñaan nag ne leen ku ko ñaan la mu ko bari nag amul oto ku ko ñaan la mu ko bari si location la nekk dañuy fay location 350 000 par mois amuñu oto bu ñu waree xale yi feebar dañuy jël taxi wala ñu jël boot aw yoon kon nag ku si mën a jàpp rek si loolu ñu jàpp si bu bañee bi gën a yem kanam ñu mën a jël plus de 32 enfants bu ngeen duggee di ngeen xam ne mën nañ jël ëpp loolu waaye situation bi moo fi nekk moo tax ñu yem ko jërë ngeen jëf. bi may tàmbalee sama nuyoo nag mooy ci président action Kaolack muy Cheikh Diaw Cheikh dañoo bëgg nga jóg taxaw waa Kaolack gis la waa adduna yëpp gis la kële mooy président action Kaolack mooy Cheikh Diaw Cheikh ñëwal fii fekk si ma waaw kii mooy président action Kaolack Cheikh Diaw waaye tamit damay wax koo xamante ni ñun waa commission sociale bu ñu ñemee moom moo ñu dooleel muy soxna Ndeye Amy Faye mooy suñu présidente d'honneur de la commission sociale soxna Ndeye Amy Faye waaw ñii nag ñoo jàpp ci commission sociale bu action Kaolack muy président Cheikh Diaw ak soxna Ndeye Amy Faye mii et que Olof Ndiaye dafa amal baat bu muy faral di wax nañ fa demaat boo gis daa fekk dem bu njëkk ga moo neex te yaakaar naa ne madame Diaw soxna Fama bi nga wootee ñun waa action Kaolack yi ñëw fi yaakaar naa ne ñëw bi ñëwoon fii neexoon na la trop bii nag nekkaat nag sunu ñeenteelu yoon bu ñu ñëw ci pouponnière Lamine Coulibaly te action Kaolack toll na Kaolack foo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci jëf ci ban jëf lay jëf boo xamante ni dafa positif action Kaolack raxul daray politique action Kaolack kenn nekkul ci ginnaawam di ko jàppale ñii ñu ne dajale seen fukk seen dërëm seen ñaar dërëm ànd seeg suñu jigéen yële ñoom ay programme yoo xamante ni programme fixe la ñun waa commission sociale bi action Kaolack boo déggee ñu wax commission sociale kon am na yeneen commission ndax action Kaolack 11 commission la am social bi nag am programme fixe chaque septembre day ñëw pouponnière Lamine Coulibaly au mois de décembre dañu am ay cadeaux de Noël pour les enfants malades et hospitalisés à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass au moment où seen papa yi di xalaat ordonnance bi ngeen di jënd ñun waa action Kaolack dañuy ñëw indi ay cadeaux pour les enfants malades et hospitalisés. beneen programme bi nga xamante ni commission sociale bi da koy taxawal mooy fi nga xamante ni dañ fiy denc ñi nga xamante ni juum nañ denc leen fa ñenn ñi ñoo def ñu denc leen fa muy mag bu Kaolack bii dañ fay dem weer koor bu nekk yóbbu fa sunu ndimbal lii mooy ñetti programme yoo xamante programme fixe la yu commission sociale action Kaolack di def waaye nag tey sunu 4e édition bii yaakaar naa ne Fama madame Diaw xam nga ne action Kaolack li muy def barke na ndax yokkute am na ci. et li may waxaat mooy honte à ceux qui chantent au moment où Rome brûle su ma ko waxee tey ñu toll moment bu métti Covid ku nekk tal sa bopp action Kaolack ne damay delluwaat sama 4e édition ci pouponnière ba mais soxna Ndeye Amy nii
bi suñu présidente doonoon ñun waa commission sociale ne am naa sama xarit koo xamante ni social kese moo ko ñor muy soxna Yakham Thiam muy soxna Yakham Thiam mu woo ko ne ko soxna Yakham man kat Kaolack moo ma ñor Kaolack laa am fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo fa laa jàngee je dois rendre la pièce féodale à Kaolack te si social kese laay dox te yow si ngay dox dama la ciy woo te Ndeye Amy li ko animé loolu mooy bi fi ñëwee 2017 23 décembre 2017 cadeau d'Noël li ñu doon def ci pédiatrie hôpital El Hadj Ibrahima Niass Ndeye Amy ñu ñëw fi indi ay cadeau mu gis xale yi dafa jooy ba dama ko doon masawu man mi ko fi indi moom mii kon nag Ndeye Amy su defee loolu indil ñu soxna Yakham bi nga xamante ni ci social kese lay dox moom ak ay partenaire am soxna Yakham moom ak ay partenaire am boo paree say photo ñu ngi lay woo nga ñëw fii soxna Yakham mooy nii xam nañ ko à travers Ndeye Amy yéen waa Kaolack yéen waa Sénégal soxna Yakham mooy nii social kese moom moo ko ñor ànd si ak waa action Kaolack yi nga xamante ni ñoo ngi ak Kaolack fii di def social soxna Yakham yow ak say partenaire naam dinañ la jox kàddu gi mais dañ la doon wax ne la ñu ngi lay ubbil suñuy loxo di lay invité pour que li ñuy def Kaolack si social ñu fas yéene ci ànd ak yow ndax dégg nga li Fama wax dégg nga li modérateur bi wax que ni fii soxla nañ salaire pour ñi fiy liggéeyee soxla nañ luy fay location bi soxla nañ oto boo xamante ni dañ cee war di jëf xale yi di leen yóbbu kon tamit loolu ñu ngi la ciy woo ñu xool naka lañ koy jëmmalee ba mu jëmul incha allah pour que loolu noonu mën a am waaye rek dama la doon woo pour inviter la mais dinañ jox kàddu gi ñu ngi lay jaajëfal bu baax. di leen wax toujours damay bañ a guddal waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp leen wax ne action Kaolack ci lii kese lay def social moo ko ñor politiqueul nekkul ci ginnaaw keneen kuy politique. sant nañ soxna Ndeye Amy mi ñu indil soxna Yakham jërëjëf waaye tamit président Cheikh Diaw bi nga xamante ni dafa nekk ndaw ba pare jiital ay ndaw ñu ngi koy sant di ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Je prendrai la parole avec énormément de plaisir. Alors tout d'abord maa ngi vraiment nuyu ñëpp waa Kaolack. C'est vrai que am naa fi ay maam mais bon ça fait peut-être plus de 15 ans que teguma sama tànk Kaolack comme pour dire que xale yi dañ ma ñor ba nga xamante ne bii macha allah fu ñu mën a nekk ci àddina rek dinaa fa sawar a dem. Alors j'ai une petite histoire ak Lamine Coulibaly mi nga xam ne moom la ñu tuddee pouponnière bi. Alors Madame Diaw, pour votre information, amna ben sët boo xam ne c'est Lamine Coulibaly, procureur qui est décédé, moi papam. Elle s'appelle Mam Djemé. Donc j'ai une histoire avec cette pouponnière sans le savoir. Alors, je vais commencer par remercier Ndeye Amy parce que en fait, des fois dans la vie, on a de belles rencontres et ça a été une belle rencontre entre Ndeye Amy et moi chez sa cousine. Djogé France, par hasard, je suis passée la voir. J'ai vu Ndeye Amy qui m'a parlé de cette pouponnière. Alors, V2S est aussi venu fêter ses 1 an. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de choses, mais on a choisi Kaolack pour fêter nos 1 an d'existence. Donc, nous remercions Action Kaolack de nous avoir permis, vraiment, de nous avoir permis de venir, d'essayer de rendre heureux ces enfants. Damay jooy à chaque fois parce que je suis comme ça. Alors juste pour dire que dama xam lan mooy orphelin parce que je suis orpheline moi-même. Donc xam naa un tout petit peu ces enfants-là affection bi ñu soxla donc je cours duma nelaw duma lekk parce que dama bëgg xale yi ñu am cette affection-là parce que ils en ont besoin. Voilà, alors je vais continuer parce que pour moi c'est un bonheur à chaque fois di gis benn xale muy reetaan. Alors di remercier vraiment ñi nga xamante ne bii ñoo yore pouponnière bi
parce qu'il n'est pas facile yore ay xale yu nga xamante ne bii soit ñi dañ leen sànni soit ñi ils ont des histoires parce que je fréquente des orphelinats donc je connais un tout petit peu les histoires de ces orphelinats là. Alors di remercier vraiment équipe yi nga xamante ne bi ñoom laa àndal parce que je suis pas seule c'est vrai que man la ñu xam man la ñuy gis mais je suis avec une excellente équipe je vous demande de les applaudir c'est l'équipe de Vision Sociale Sénégal. Alors oui équipe bu nga xamante ne bii lu ne ñu ngi koy def pour xale yi alors je remercie vraiment ki nga xamante ne bii mooy marraine Vision Sociale Sénégal je pense que Sénégal ku ne xam na kan mooy Youssou Ndour alors jabaram bi ñu duppee Aïda Coulibaly Ndour moom mooy sama marraine li tax ñu choisir ko on a une histoire avec elle parce que muy jigéen boo xamante ne bi macha allah li ko ñor mooy njabootam Vision Sociale Sénégal jël ko def ko marraine donc Tata Mbène mi ngi fi toog moo ko représenté mu nekk jigéen bu jàmbaar te du ko wax lu ne lay def day faj ay xale fu ne lay dem mais du ko wax ñun nag ñu jël ko comme marraine Vision Sociale Sénégal ma ñaan leen ngeen tàccu madame Aïda Coulibaly ndax su ma leen waxee rek xam naa mi ngi def un travail extraordinaire alors di remercier koo xam ne xam naa ne dégg ngeen ko ci politique mais du politique am moo ñu intéressé c'est Harouna Dia les amis de Harouna Dia dama ci bokk aussi alors koo xamante ne bii parce que du ma nettali lu ma xamul am na ay mbir yoo xam ne sama loxo la jaar kuy faj ay nit à hauteur de 22 millions de francs CFA Harouna Dia kon kooku defe naa ne bu ñuy wax social ci moom la yem bokk naa aussi si boobu groupe donc ñi koy remercier bu baax a baax mais gis ngeen jouets yi nga xamante ne bii indi nañ ko tey pour xale yi parce que les enfants ont des droits dañu am droit ñu faj leen dañu am droit fo dañu am droit à l'éducation dañu am droit au bonheur alors je pense que dégg ngeen ko ki ñuy wax emballage jouet chaque fois su ma jógee ne damay dem ci ay xale mu ne ma lekk yi ak yëpp c'est très bien mais yaa xam il faut amener des jouets ils en ont besoin donc emballage jouet ma ñaan leen aussi ngeen tàcc ko parce que il nous a donné des voitures pour les enfants alors di fàttali aussi que am nañu benn libano-sénégalais parce que am na libanais yoo xamante ne bii c'est des sénégalais ah fi la ñu juddoo màgg fi di fi def lu baax macha allah ki ñuy wax gas gis ngeen presque matériel bi ngeen gis nii yëpp moom moo ñu ko jox démb jusqu'à 1h du matin ñi ngi koy yëpp ci ay oto pour mun ko acheminer au niveau de Kaolack alors comme pour dire que gas aussi fondation gas moom tamit nous tenons à le remercier parce que ñun V2S fu ñu ko woo mu wuy ñu donc wax naa ko sànq fondation Youssou Ndour ak marraine am suñu marraine Aïda Coulibaly Ndour les amis de Harouna Dia ñu ngi remercier Mame Yacine mi nga xam ne moo ko fi teewal tey fondation gas wax naa ko emballage jouet wax naa ko waaye di gërëm nag suñu directeur général monsieur Racine Talla on demande de l'applaudir très fort parce que nag ñun li ñuy def buñ ko wanewul du ñu am ay partenaires parce que partenaire bu ko gis di nga ne ah ok kon ñii kat jar nañoo jàppale ñu dem jàppale ay xale kon nag Racine Talla directeur général de la RTS ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax waaye di remercier NMA Sanders ak Ahmed Amar jabaram Amina Lom fu ñu dugal suñu loxo mu dugal fa te boolewu ci ay wax kon nag kooku tam jar na remercier la fondation Anne-Marie Dione suñu dernière action dañu jox 12000 couches du caaxaan valeur ay millions la pour nañu yóbbu leen ci xale yi ndax ñu bañ manqué ay couches alors di remercier centre médical de Fann Intec le docteur Malick Diop nga xam ne moom itamit macha allah lu ne parce que defe naa ne am na ay masque xale yu nga xam ne indiwaale nañ ko ay gel loolu lépp suñu ay partenaires ñoo ñu ko jox. di remercier la Sonam assurance dañ ci dugal seen loxo unité de coordination de la gestion des déchets solides mooy waa UCG je pense que ku ko déggul tamit xam nga ko Mass Thiam le nouveau coordonnateur mi ngi def lu mu mën pour que non seulement Sénégal mais aussi vraiment dëkk yëpp set kon nag Mass Thiam moom tam suñu partenaire la. di remercier waa FASEG ndax bu ñu toppee ñun li ñu bëgg mooy dañu bëgg xale yi am éducation bu baax éducation bi dañu bëgg mu dem ba université moo tax bus bi ñu indi ñun waa FASEG mooy faculté de sciences économiques et de gestion bu université Cheikh Anta Diop ñoom ñoo dugal seen loxo abal ñu bus boo xamante ne bi transporté na képp ku nekk Vision Sociale Sénégal ñu ngi remercier le nouveau doyen
monsieur Chérif Kane nga xam ne moo ñu abal bus bi jox ñu chauffeur nañu dem leen Kaolack yóbbu li ngeen fay yóbbu. ñu ngi remercier Sécu Foudre waaye di remercier aussi Armurerie dakaroise Rabi Fakhri di remercier styliste boo xamante ne bi xam ngeen ko muy madame Diouma Dieng Diakhaté ñu tàccu leen ñoom ñëpp parce que moom itamit bi ñu demee ne ko dañu soxla dem ci ay xale moom tamit jox nañu participation en tout cas du ma étendre bu baax a baax ci parole yi dama ne Sénégal ñun ñoo ko bokk moom ñun ñëpp fu waay mën a nekk te yaakaar naa ne xale moomin la ndeysaan il faut mag ñi jàpp ci parce que nee naa tey 1000 francs bu ko kenn xeeb ndax jar na ay couche tey dama am ay doom tey nga toog xool sa doom amul meew bu mu naan mais c'est compliqué nga xool tey sa doom war a fajuwul c'est compliqué mais ngir yàlla nañuy àndandoo di def ay mbir yu am solo gën puukare bi amul solo nañu jàppale xale yi ils n'ont pas demandé à naître des fois ñu sànni leen dans des conditions très graves moo tax dañuy gërëm di li sant di chaque fois remercier ñi yore xale yi madame Diaw ñu ngi koy remercier bu baax a baax vraiment parce que ay nit yu jar a gërëm lañ mais du ma tourner côté bi itam damay kontaan ñi nga xamante ne dañu sol yu weex di représenter le professeur Daouda Ndiaye muy Jenika ñu tàccu leen bu baax a baax waa Action Ouest Foire alors Action Ouest Foire xam ngeen ne docteur Daouda Ndiaye parce que nag mbokk yi nit ki loo dundul doo ko xam bu baax lii sànq jëlee wax dafa am solo man li may def dama ko dund moo tax ma ci xar sama tànk tubéy moom tamit le professeur Daouda Ndiaye li muy def daf ko dund moo tax mu ci xar tànk tubéyam moom tam bëgg ñi nga xamante ne bi amuñu ñu nekk dans de bonnes conditions kon nag moom itamit bokk na suñu ay partenaires yu solide. On remercie Jelika et toute sa délégation Action pour le professeur Daouda Ndiaye. Monsieur Diaw de Action Kaolack, je vais terminer avec vous. On ne peut que vous remercier parce que c'est vrai que Covid bi c'est pas évident, c'est vrai que ñun ñëpp dañuy liggéey, c'est vrai que temps bi bëriwul, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour que ces enfants-là soient dans de bonnes conditions, on ne peut que vous remercier. Alors may ñaan nag vraiment yàlla defal xale yi jàmm parce que li ma bëgg mooy ñu màgg ci jàmm avec beaucoup de bonheur bu ñu paree ñu dem université Cheikh Anta Diop jàng fa am seen ay liggéey yu baax dara bañati leen metti en tout cas maa ngi gërëm vraiment ñëpp di wax ne Sénégal encore une fois ñun ñoo ko bokk nañ ci jàpp te yàlla tax nañuy yërëm ñi amul ñu jàpp ci et puis yal na yàlla def jàmm jëlee fi feebar bi et di remercier encore une fois tout le monde. Assalamualaikum waa Kaolack maa ngi nuyu suñu mbokk yëpp man nag Kaolack wala fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa jàngee donc lépp fi laa ko defee damay ñëw rek ci Action Kaolack bañ koy créer dañu gisoon situation bi nekk Kaolack ñun ñu nekk ay jeunes juddoo fi yaroo fi jàngee Kaolack lépp lu ñu am Kaolack moo ñu ko may. te nag dara intéressé wuñu ñu gis ne suñu yaay yi pratiquement kenn gënu leen a sonn ñu ne nag ñun suñu yaay yi am nañ mérite boo xam ne mënuñ ko jëlee feneen fu dul si ñun ay doomam à chaque fois politiciens yi dañuy ñëw buñ ñëwee jox leen ñeenti mètre tissu wala ñu jox leen 2000 francs wala ñu jox leen 1000 francs sincèrement ñu ne loolu dafa war a deñ ci Kaolack parce que Kaolack quoi kenn du ko jënd ñun dañoo am suñu dignité dañoo am lu ñu bëgg te dañoo war a teg ci dëkk bi ci loolu nag lañ créé Action Kaolack ñu ngi ko créé ça fait 4 ans bi mooy 4e année ñuy ñëw fii biñ créé Action Kaolack la première chose bi ñu def mooy ñëw fii ci pouponnière Lamine Coulibaly mooy première action bi ñu def ñëw fii suñuy ñaar dërëm ak suñuy dërëm ak suñuy juróom yi ñu am yépp ñu dajale ko ñëw indi ko fii parce que xam nañ ne xale moom mooy doon lu nekk déwén wala ci at yu bëre biñ ñëwee indi fi li ñu am yeneen action yi nga xamante ni nag Action Kaolack dina koy def dama leen koy limal
parce que Action Kaolack yamul lekk ci pouponnière bi Action Kaolack dina dem hôpital Action Kaolack dina jàppale jigéen ñi Action Kaolack dina def ci côté environnement nag bu ñu koy wax peut-être ñu bëri xamuñ ko waaye tey ku dem biir hôpital Kaolack wala nga dem cœur de ville nga gis décoration bi ñu fa def Action Kaolack moo ko def. Action Kaolack dafa créer benn société boo xam ne mi ngi tudd AK Vert Action Kaolack verte bi nga xam ne ay aménagement lay def tey aménagement bu gën a rafet bu ngeen mën a gis mooy cœur de ville bu ngeen demee buntu hôpital di ngeen ko gis bu ngeen demee kër gan bi nga xamante ni moom moo nekk Medina Baye di ngeen ko gis boo xamante ni tey Action Kaolack moo ko def donc ñun suñu mbëbët mooy Kaolack waa bi dafa war a gëm boppam kenn gënuñu lépp lu ñu bëgg nañ ci ànd ak suñu fit ànd si ak suñu xel ànd si ak suñu yaakaar pour mën ko am nekkuñ di tàllal loxo nag kenn dañoo nekk suñu jom la ñuy utiliser ak suñu fulla ak suñu fayda pour def lu ñuy def dañuy remercier nag suñu partenaire bi nga xamante ni tey moom mooy V2S bi nga xam ne moom lañ àndal tey ci activité bi parce que activité bi c'est la quatrième année ñu koy def biñ ko njëkkee def dañ ne biñ ñëwee fii rappelé nañu suñu discours dañ ne ko dinañ ko def chaque année première année bi biñ ko defee indi lañ ñu am deuxième année bi même chose troisième année bi même chose quatrième année bi nag indi nañ un partenaire liñ fi wax ci discours dégg nañ ko gis nañ besoin bi mooy oto bi nga xamante ni tey moom la pouponnière bi bëgg pour bu soobee yàlla déwén dina nekk loo xam ne liggéey boo xam ne Action Kaolack dina ko def pour que pouponnière bi am oto boo xamante ni mooy yóbbu donc ñun lu ñu soxal mooy dëgg lu ñu soxal mooy jàppale nit ñi ci teg ko ci yoon bu leer lépp lu ñu mën muy dërëm muy ñaar dërëm muy ñetti dërëm dinañ ko dajale bu matee jënd oto ñu jënd oto bi ñëw indil ko soxna madame Diaw bu ko matolit enveloppe bu mu mënti doon dinañ ko indi jox ko ne ko ñun kat lii ñoo ko dajale pour participer ci oto bi nga war a jënd incha allah septembre chaque année septembre lañ fi ñëw bu soobee yàlla septembre 2021 dinañ ñëw bu soobaa suñu enveloppe dinañ ko indi wala ñu indi la oto bi yàlla na yàlla def nag mu nekk oto bi ñu gaare ko si buntu kër gi. balaa may terminer damay remercier vraiment suñu commission féminine suñu jigéen ñi parce que sincèrement xam nga nit moom lu ëpp solo ci nit mooy ñoo xamante ni dañuy ànd ak yow parce que li nga bëgg moom lañ bëgg parce que fi mu ne nii bëri na ci dëkk bi ñoo xamante ni tey duñ bokk ci dara seen intérêt nekku ci ñii nag seen xaalis la ñuy jël di ko ci def tey booy xool añ yi togg yëre ñi sol sax ñoom ñoo ko ñawal seen bopp pour ñëw bokk ci participer ci donc dañ leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di remercier aussi les membres de Action Kaolack parce que association boo xam ne day def social yombul parce que lépp lu ñuy def rek suñuy xaalis ñun ñoo koy def ñun ñooy cotiser suñu bopp jël li ñu am ak li ñu amul boole ko ci booy xool ci côté éducation il y a 2 ans pratiquement dañu dem ci école yi nekk ci zone banlieue bi yëpp maanaam banlieue ci koy Ngaan Gaawaan donc ñun ñoo nettoyer école yi def fa décoration jël ay dons de cahiers yoo xamante ni tey jox nañ ko parents yi nga xamante ni amuñ luñ jëndee li nga xam ne moom mooy ay cahiers donc mu nekk un don boo xam ne dañ koy def donc di rappeler di wax itam Kaolack waa yëpp ku ci nekk na gëm boppam lépp lu ñu mën a am ñun ñoo ko mën a amal suñu bopp suñu jom moo ñu koy may suñu fulla moo ñu koy may suñu liggéey moo ñu koy may donc foofu laay daanelee di ñaan Kaolack waa yëpp ñu gëm suñu bopp bañ a topp politiciens yi nga xam ne dañ ñuy yàqal nañ defar suñu Kaolack ñun ñoo ko mën a defar ñun ñooy Kaolack yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah